di leen soxal ci xibaar ñoo koy joxe bis bu jot ci waxtu wi xibaaru suba gi ñu ànd ceeg Fatima Ba Jaxate ñu nuyooti la. fayati leen Pape Cheikh xibaar yi ni ma ko waxee woon ñu doore ko procès bu Karim Wade dina dooraat ni ki tey waajuram bi nag di Abdoulaye Wade ñu ngi koy xaar ca palais de justice bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango yu populaire moom Abdoulaye Wade dina teew tey ca palais de justice fekkee si procès bu Karim Wade loolee ginnaaw sax bi mu récusé cour de répression de l'enrichissement illicite waaye itam bi mu xamle ne Henri Grégoire Diop daanaka lépp lu mu fay def dañ ko digal. ñu wax ci ki fi nekkoon njiital CREI di Alioune Ndao moom nag ci tekki ndombo tànkam bi ki nga xamante ne moom moo di jëwriñ bi dénk wàllu yoon maître Sidiki Kaba àdduna ci garde des sceaux bi ne procureur bi di Alioune Ndao daawul daal respecté instruction yi nga xamante ne moom moo jógee ci ay kilifaam li ni mel nag maître Assane Dioma Ndiaye am na nu mu ko gisee moom ñaawlu na ko ndax jàpp na ne ay kaddu la yoo xamante ne day tax rek nit ñi di remettre en cause indépendance justice bu Sénégal mu ne nag loolu du lu rafet donte sax exécutif bi ñoom am na dogal ci li nga xamante ne noonu la parquet bi di demee magistrat bi moom dafa war a moom boppam ñu ànd ci reportage Codé Ndiaye Adama Gueye. procureur Alioune Ndao daawul diisoo ci yenn dossiers yi kaddu yi ministre de la justice daal di koy yëkkati ngir rek justifier dàq gi ñu dàq Alioune Ndao maître Assane Dioma Ndiaye rafetluwul dara kaddu yu ni mel. bu dul dara aussi ay magistrat lañ dañu jàng droit ñaareel bi dañu waat mooy man ci liggéey bi ma def lépp lu ma xam ne yoon teg na ma ko ci dama koy sàmm donc loolu nag bu fekkee ne aussi yaa ngi koy bëgg a jox ordre yoo xam ne méngoowul ak li ko yoon wax loolu nag kenn mënu ko sanctionner ci kaw loolu parce que moom sax bu ko defee dootul àndati nekkati en phase ak conscience am. avocat bi di xam ne magistrat yi waruñu rek di jëfee bépp ndigal bu leen seen hiérarchie daal di jox. politique ak justice àndul pouvoir politique bi mun na définir une politique pénale wala mu ne man lii laa bëgg ñu def ko ci mbiru corruption ci mbiru enrichissement illicite nga joxe ay ordre mais nag ci kaw liggéey quotidien bi magistrat bi war na mun a apprécier bu jàppee na tey condition application de la loi jot na te kii war nañ ko topp munoo ko ne bul bañ a topp kii wala munoo ko ne toppal kii bañ a topp ko parce que yaa ngi indi xaj yi magistrat du parquet debout kooku jàpp nañ ne pouvoir politique bi moo ko mooy supérieur moo ko chef mais même ci kaw chef boobu dafa am ay limites. maître Assane Dioma Ndiaye di ci yokku ne citoyen yëpp ñoo war a yem ci kanamu yoon. bu fekkee ne moom dafa gisoon ñoo xam ne am na ay éléments yu tax mu mun leen a topp. bu fekkee looloo tax ñu ne ko yow da ngaa bëgg a topp ñii moo tax ñu jóge la fa loolu day dëggal ne xëy na justice bi dafa am ñu am ndey ak ñu amul bàyyi te loolu aussi defe naa day gën a néewal encore li ñuy waa tudde ñun indépendance de la justice wala sax une justice égalitaire. kàddoog maître Sidiki Kaba di dëggal ñiy xalaat ne procès Karim Wade ab procès politique la bu ñu sukkandikoo ci kàddoog kii di maître Assane Dioma Ndiaye. Codé Ndiaye ñu wax ci bureau politique bu parti socialiste gën nañ ko yaatal waaye itam jox soxna yi pàcc bu am solo Aminata Mbengue Ndiaye léegi moom moo topp ci Ousmane Tanor Dieng ak yeneen i poste yi nga xamante ne yokkal nañ ko Abdoulaye Wilane ak ñeneen waaye kii di Khalifa Sall ak Serigne Mbaye Thiam ñoom daanaka fi ñu newoon la ñu nee ba léegi ki ñu fa gisul kay di Aïssata Tall Sall loolee nag ki nga xamante ne moom moo di Serigne Saliou Gueye moom nee na loolu day wane ne rek Tanor dafa jël ñi ko gën a jege mu teg leen ci wetam bu ko defee mu mën a contrôler li nga xamante ne moom moo di parti bi waaye li am ba am moo di ne Aïssata Tall Sall moom it du toog rek banque ay yoxoom ñu teewlu ci reportage Aminata Mbaré Sow Adama Gueye. parti socialiste daal dinay taxawal bureau politique bu bees ci bureau politique boobu nag kii di Aïssata Tall Sall bokk ci Serigne Saliou Gueye di journaliste politique di ñu jàngat composition bu bees bi nga xam ni kuréel boobule am na ko. tey bu fekkente ne ku mel ni Aminata Mbengue Ndiaye dañ ko jël teg ko numéro 2 parti bi man naa loolu aussi lu mérité la mais dañ wax ne sax. parité moo tax ñu def loolu góor la donc foofu mën nañu wax ne vraiment parité amu fa li ko waral nag moo di Aminata Mbengue Ndiaye dafa nekk koo xam ne dafa jege Ousmane Tanor Dieng ba pare sës ci moom ba pare yore aussi mouvement des femmes kooku tey bu fekkente ne Ousmane Tanor Dieng daf ko jël sës ko ci moom c'est aussi dafa bëgg vraiment gën a mën a contrôler bureau politique bi nga xamante ne moom la jiite. Abdoulaye Wilane moo remplacé Aïssata Tall Sall léegi moom mooy porte-parole bu parti socialiste lii nag ñu jàpp ne lu ñu xaaroon la bu ñu gisee taxawaayu soxna si ci biir parti boobule. nee nañ sax Aïssata Tall Sall am na ay 5 postes yoo xam ne des na danañ waxtaan ak moom mais xam nga ku toll ni Aïssata Tall Sall ak vraiment jëmm ji mu am ak ma xam bi mu am du nit koo xam ne day bàyyi ba ñu séddale ba mu des mu ñu ñëw vraiment di ko koy sànni pour mu jël ko donc man naa la wax fii tey ne Aïssata Tall Sall bureau bii nga xamante ne tey
moom la ñu installé moom du ci bokk. mu teg ci ne lii nag day tax kii di maire Podor mu am liberté mën a joxe xalaatam ci doxalinu instance parti yi. su fekkente ne dañ ko faa jëlee moom Aïssata Tall Sall moom dina mën a am vraiment liberté boo xamante ne ni lépp li nga xamante ne dana ko bëgg a wax ci biir parti bi dana ko wax te du ci am vraiment du ci am benn contrainte. bureau politique bu bees bi nag am na lu ëpp téeméeri membre ñoom nag ñu taxawal ko ngir parti socialiste gën a taxaw ci biir Sénégal waaye loolee nag ñu gis ne du ñàkk mu am ay conséquences ndaxte kii di Aïssata Tall Sall amoon na fa taxawaay bu dëgër. dimanche bi tàngoon lool ca Wakam askan wi génn ak doole ngir rek ne wax ne ànduñu ci ñuy sax-saxee seeni suuf loolu nag ñu joxoon ci baaraamu tuuma kenn ci jaraaf yi di jaraaf Youssou Ndoye ñu ne nag day dagg suuf si di ko jaay te moonte di amu ci benn droit ñoom nag génnoon démb doon wane seen bopp ba gendarmerie sax mujj faa wàcc ngir rek tasaare ndaje mi ñu toolu ci reportage Salimata Seck Thierno Laurent Mendy. coow ak suuf juddooti ci Wakaam bi yoon nag jaraaf bi di Youssou Ndoye lañ joxoñ baaraamu tuuma ni day jaay ay terrain te tegu ko fenn loolee tax ba notable quartier bi dajaloo ni duñu ko nangu benn yoon. ko Wakaam ko moom na ko fi bàyyi tànkaam bu ko fa tegee dina xam ñun dañu bëgg mu bàyyi terrain bi moomu ko. ci waxtaan boobu nag kenn ci jaraaf yi xamal nañu ni gouvernement bi nañu yëngu balaa yëf yi di jéggi dayoo. Sall ndëkk ñun ci république lañ ne te dañu bëgg comme dafa taxaw ne dafay jubal na xam Wakaam fi mu ne mu alerter le ministre de l'intérieur alerter le ministre de la justice ñu jóg taxaw ci problème Wakaam bi mais li ñu am importance moom mooy nañu sauver Wakaam moo toll fu nga xam ne il faut que ñu sauver ko. waa Wakaam yi xam le ni coowum suuf bi dafa yàgg wante fi mu toll nii seen bakkan lañ ci teg. titre foncier bi Wakaam ko moom am nañu koy toppatoo muy jàmbur yi dañuy dogal teg ci seen loxo ñuy sogal mais moom dafa beddu fële di def lu ko neex ñu ne nag loolu na dañ tey ci lañ nekk pour mu deñ. jaraaf Youssou Ndoye mi ñu joxoñ baaraamu tuuma nanguwul àddu jëmale ci suñu micro li mu xamle rek moom mooy jox nañu dig daje àllarba gi ñu dëgmal ci conférence de presse bi ngir lépp lu ci nëbbu mu leeral ko. Salimata Seck ñu koy jaajëfal ñu dem ci plage yi seetlu gi nag moo di ne jamono ji duñu gis nit yu bëri ndax seddaay bi muy loo xamante ne borom yi restaurant yi fa nekk ñoom it yëg nañ ko bu baax a baax ndax gisatuñu client yu bëri bu ko defee nag seen chiffre d'affaires wàññeeku bu baax a baax saafaan wa nag la ñu nemmeeku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykatu café ak cigarette ñoom seen i mbir mi ngi dox bu baax a baax jamono ji ñu teewlu ci reportage Cheikh Tidiane Dione. bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ne dem géej bokkul sax ci seen programme rawatina ci jamono ji nga xamante ni dafa sedd fii nag ci Almadies rawatina ci Pointe fii ci plage bi daal dinay am naaj gis nañ ne temps bi tamit neex na ngelaw gi neex mooy ëpp waaye seetlu gi moom mooy jaaykat yi ñoom dañoo gis ne seen liggéey dafa taxawandi. liggéey bi dafa taxaw fi mu nekk nii ay benn client ngay am parfois ñu ñëw dafa emporter duñ nangoo toog surtout la nuit léegi kenn du nangoo toog. tàngaay bi daal moo gën a tane wax dëgg yàlla. période tu sedd dëgg Almadies du am client ci plage bi suñu liggéey dematul noonu quoi dematul on est obligé aussi de aller à la pêche. Maktar nag ay atam war a toll ci fanweer ak lu topp moom sax dafay am benn kiosque boo xam ne lim ciy jaay bokk na ci cigarette ak café gis na ay mbiram jamono ji ñu ngi dox lool. jamono ji moom wax dëgg yàlla secteur bi moom man maay number one quoi maay boobu moom période seddaay bi moom. à part fruits de mer yi moom café geek tabac bi moo gën a dox moom. weekend bi maa ngi fi ba 3 heures ah VSD bi vendredi samedi dimanche bi moom maa ngi fi ba 3 heures du matin. ndaw si nekkoon ci bitim réew moom li ko indi fii ci plage bi bokk na ci lii di tranquillité waaye tamit daal di wut ay xoru coquillage li ni mel sax moom moo tax moom mu daal di ñëw fii nii ci Pointe des Almadies. man tey dama ñëw fii ak sama sœur donc vu que ni am na tuuti naaj ñu profité ñëw fii. am na quiétude donc j'en profite aussi pour ramasser sama ay coquillages yi nga xamante ni je peux dire que ni dama leen di collectionner. niki tey ñu seetlu ni laaj dafa génn lu ni mel sax tax ba ñenn ci ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon lii di géej tàmbalee ñëw ndànk-ndànk.
Cheikh Tidiane Dione ñu koy jaajëfal ci wàllu tàggat yaram la ñuy àddu ak Côte d'Ivoire mi remporté 30e édition bu Coupe d'Afrique des Nations mi ngi xew ni ki démb ca Bata diggante mag Ghana match bi nag metti woon lool ndax ginnaaw 90 minutes yi ñaari équipe yi dem nañu prolongation dem ba ci séance tir au but foofee nag metti woon lool ca mujjantel gi daal éléphant yi ñoom ñoo jël raw gàddu gi 9-8 mu mel na nag Côte d'Ivoire démb neexoon na lool. Final boobu lee di fàttali sax bi fi amoon fii ci Sénégal ci atum 1992 diggante ñaari équipe yi la ba tey Côte d'Ivoire ak Ghana. ci wàllu tàggat yaram la ñuy des wax ci partenariat bu dox diggante groupe Futur Média ak Luc Nicolaï & Co ñaari structure yi bëgg liggéey ci wàllu lamb li ñu bëgg nag moo di képp koo xamante ne yaa ngi yëngatu ci wàllu woowee nga dugal ci sa loxo ba rek mbir mi mën a antu ñu teewlu ci Adiatala Amady Biagi. Luc Nicolaï & Co ginnaaw bu mu jëlaatee licence am ci anam yu jaar yoon fas na yéene soobuwaat bu baax ci géew gi lëkkaloo am ak groupe Futur Média jóg nañu ngir rek bégal amateurs yi ak ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàll làmb. CNG je pense que ñu bare xëy na wax ji bare woon na mais CNG musuñu am benn problème man ak ñoom musuñu jël sama licence. donc mag bon c'est normal que les gens léeg-léeg ñuy wax yenn wax yi mais bi ma demee jël li nga xamante ne loolu laa war a yóbbu muy sama kayit yiñ ma laaj pour ma am licence bi ma ko yóbboo ci jour bi lañ ma bindal licence jox ma ko donc je pense que loolu du woon débat. tey xëy na ànd bi ma ànd ak Futur Média xëy na dina wane ne dinañu indi melokaan bu bees ci làmb boo xamante ne am naa yaakaar ci sama njort bu rafet ne dinañu liggéey loo xamante ne duñu taxaw di ñaan kenn. du ñu taxaw di ñaan sponsor naan ko ñëwal jàppale ñu ci làmb ji déedéet soxlawuñu loolu dinañu liggéey loo xamante ne sponsor bi moo ciy gis boppam ñëw moom ci boppam ñëwal boppam ak coobareem ci biir làmb ji comme ni mu ko daan defee bu njëkk. promoteur bi di ñaax tamit acteurs yi rawatina mbër yi ku nekk dugal ci loxam ngir rek ñu sowe làmb ji nga xamante ne mu ngi sooxee. làmb ji aussi mbër yi ils sont pas exempts de tout reproche parce que niñ daan doxalee bu njëkk ba du yoon nit da ngay respecter ñi lay jox sa xaalis. da nga leen di jox cër buñ la joxee waxtu nga respecté ko buñ la waxee ne la defal nangam nga def ko parce que ñooñu ñooy sa employeur te ñii sa employeur ñi leen di jox li nga xamante ne ñoom loolu lañ lay fayee da nga leen di jox cër bu mat sëkk te ñoom ils en sont conscients fu mu toll ni xam nañu ne li ñu war a def la te je pense que dinañ ko def parce que gis nañu lu mettit bi ñuy traversé fu mu toll nii te je pense que làmb fi ñu ko bëgg a eggal man ak Youssou Ndour ak groupe Futur Média je pense que dina yéeme et dina yéem Sénégal. coppite yu bees dinañ ko indi ci làmb ji ren ji kuréel gi di Luc Nicolaï & Co ak groupe Futur Média Entertainment fasuñu yéene bàyyi dara ngir rek delloo làmb ji gëdd bu mu amoon. mu ngoog Adiata la ñu koy jaajëfal Pape Cheikh ci wàllu làmb gi la ñuy jeexale. jërëjëf Mignel Baro de dama juum di ñu ngi lay gërëm bu baax Fatima Ba Jaxate waa kay ñu ngi lay gërëm bu baax bu 10h jotee nga del si dégg nga man yaay sama xarit ñu ngi lay gërëm tam rédaction bu télévision Futur Média xam nga fii tamit l'information se réveille très tôt ci télévision Futur Média moo tax ñuy bàkkoo ni dañuy boole ñaar utile ak agré